seenu teew waaye également ci ni ngeen jottalee yéene ak yónnentu xalif bi teel ngeen a ñëw bi ngeen ñëwee également jottali ngeen ñu li ngeen ñu waroon a jottali ci anam yi mu gën a leere loolu aussi ñu gis ni déjà avant ngeen di ñëw ñàkkul ni waxtaan ngeen seen biir def ngeen ay réunion avant ngeen di ñëw ci réunion bii li ko wone mooy à chaque fois que ñu aborder benn question alors am ngeen benn responsable boo xam ne nii mooy saytu loolu organisation la ni ma ko waxee woon daaw rek comité d'organisation balaa muy mën a wax ñu dégg ko il faut que day organiser boppam ba pare te loolu gis nañ ko ci yéen loolu tax na chef de service yi fi daje bi ñu demee ba war a taataan loolu taataan nañ ko ci anam ya mu gën a leere tax tontu ya ñu tontu ba ngeen ko déggee également defe naa ni leer na ci yéen li nga xam ne nag fa lu ñu tàmbalee mooy wàllum santé ñu jox ko yitte bu mu yellool ndax lépp lu waay di def di ko nas di nocc wala mu di ko yëkkatee ka teg day fekk mu nekk ci wérgu yaram moo tax mu nekk point bi nga xam ni moom la njëkk a abordé ngeen indi ci en tout cas càkkutéefu sëriñ bi biñ ko xoolee nag gis nañ ni ci càkkutéef yooyu dafa ci am yoo xam ne nii moom daanaka bis bi moo ko tax a jóg exclusivement am yoo xam ne nii dafa war a nekk ay solution structurelle yu durable li nga xam ni moo jëm ci gàmmo gi précisément wax nañ fi journée de consultation yoo xam ne nii bëgg nañ mu durer ñaari fan te loola la muy sabab mooy ci ñaari fan yooyu ñu gën a renforcer en tout cas personnel ba mu jëm ci 5 médecins ci 15 infirmiers ci 3 sages-femmes ak disons dotation carburant su ma déggee alors ña nga ca toftal loo xam ne nii peut-être lu c'est au-delà du gàmmu mooy dafa nekk benn centre de santé secondaire boo xam ne nii fi mu nekk nii mën nañu wax ni amatul njiit c'est été parce que alors MCD bi dafa dem faneen loolu ngeen di sàkku effectivement ñu nomewaat benn MCD pour mu mën a ñëw jiite kër googu bëgg ngeen également benn dentiste bu ñëw ak benn ophtalmo ginnaaw ba ngeen ko préparer vraiment toutes les conditions donc loolu rek alors moo ci des par ailleurs sàkku ngeen également ci état mu jàpp ci wàllum électricité ci centre de santé boobu ndox mi moom yàlla def na jàppandi na li ci des donc mooy courant bi sàkku ngeen également ñu jàppale leen gunge leen pour que ñu mën a recruter personnel boo xam ne nii personnel communautaire lay doon loolu defe naa ni recueillir nañ ko bu baax a baax incha allah ki nga xam ni moo fi teewal MCD jël na engagement que ni ñu ko waxee nii bu soobee yàlla dina ko jottalee noonu le médecin chef de district foofa nag bëgg naa fa taxaw tuuti je pense que lii nga xam ni nii nekk na càkkutéef ngeen jottal ñu ko gisuma dara lu ci ëpp lépp luñ ci def benn waroon na mën a fekk ñu def ci ñaar waaye yéen a ko waxal seen bopp yéene bi mi ngi fi waaye ñun li nga xam ni mooy suñu wareef lu mel nii bu àggee ci ñun ñu relayer ko te dafa fekk ni
commune Thiès Nord dafa yayoo am centre de santé bu taxaw parce que ci jàngat boo xoolee la ville la grande agglomération de Thiès ni mu tëddee ñaari arrondissement moo fi ne arrondissement Thiès Sud ak arrondissement Thiès Nord boo jëlee arrondissement Thiès Sud ñetti commune moo fa ne nga jël arrondissement Thiès Nord benn commune moo fa ne commune bu demee ba gam-gamle périmètre ak tout un arrondissement kon nga xam ni commune boobu du commune bu ndaw kon nga xam ni population boobu du population bu ndaw commune boo xam ne nii wàññi nañ fa 11 postes de santé kooku yayoo na centre de santé boo xam ne nii la fa nekk lu mucc ayib la pour que mu mën a dékku li nga xam ne dañ ko koy référé te muy jóge n'est-ce pas ci centre de santé yooyu donc juste pour confirmer que ni lii nga xam ni àgge ngeen ñu ko incha allah en relation avec les autorités médicales dinañ ci jéem a xool en tout cas jéego yu bari yuñ ciy def incha allah dinañ ko donc relayer niveau régional. La ville prononcé wu na ci commune Thiès Nord également prononcé wu na ci je pense que am na benn je pense ni nga ko waxee rapport boo xam ne ni agsi na xañ na ça va faire l'objet d'une exploitation en relation avec certainement l'autorité administrative et le comité d'organisation ngeen xool daal en tout cas nu ngeen ci mën a tege seen loxo pour que véritablement doléance yooyu ñu mën ko saafara dans la même lancée wax nañ fi affaire u service d'hygiène ak mbirum Croix-Rouge moom la ñu boole loolu yëpp day ñëw pour dooleel santé parce que lépp loo xam ñi ngi koy laaj mu jëm ci wàllum service d'hygiène di ko laaj également ci wàllu set ak sellal loolu pour fekk suñu santé la donc daanaka donc ñoo bokk jëm heureusement doléance yi ngeen fi wax yëpp di ko service d'hygiène taataane ànd ci ak Croix-Rouge alors ñoom ñëpp pare nañ di jaar rek fan daan jaar en tout cas ñoom bu ñu yokkul incha allah duñu ko wàññi li ci des rek mooy ni ma ko waxee organisation lay doon n'est-ce pas ci ordre de passage yi ñoom xam naa ni duñu bokk ci ñi njëkk a ñëw xam naa du ñàkk mu jiital waa UCG waa assainissement ensuite ñoom ñu ñëw pour mën a def le reste bokk ko n'est-ce pas ak Croix-Rouge nga xam ni ñoom it pare nañ pour mobiliser vraiment ay ndaw pour ñëw n'est-ce pas jàpp ci liggéey bi UCG ONAS wax naa ko ñoom it fañ leen daan xaar rek lañ leen di xaar indi matériel bu doy teel a jóg aussi juróomi fan avant ñu ñëw pour mën a setal alors setal boobu aussi doon na baax bu ngeen ci boolee xale koñ bi taalibe yi ñoom it ñu ñëw jàpp ci du ko defee maire yi également ñëw jàpp ci ak li UCG di indi en termes d'effectifs et de matériel également bu ko defee vraiment ruq-ruqaan yëpp dina mën a set incha allah lu jëm ci wàllum ONAS également wax nañ fi lu tolloog ay 5 camions yoo xam ni dañuy ñëw pour vider fosses septiques yi loolu ici ñu préciser que ni il faut que ñu lëkkale ñaari kuréel yi c'est-à-dire le service bi nga xam ni moom mooy ONAS mais également le comité d'organisation parce que comme ni ñu ko waxee un privé moom mooy def opération yi donc dafay nekk ci ñaari diggante il faut que service étatique bi mën a am alors benn contrôle ci li ñuy def mais ñi nga xam ni ñoom lañ koy defal aussi ñoo xam naka lañ bëgg liggéey bi demee na ba tax na ñoom it dafay daal di jag ci ñoom yayoo ci ñoom pour ñoom it ñuy orienter bu ñu gisee lu leen ci neexul alors ñu alerter comme ça disposition yi nga xam ni war nañ ko jël pour jooyanti ko ñu jooyanti ko alors branchements sociaux yi aussi je pense que lu yitteel sëriñ bi la c'est vrai que am na jéego yu bari yoo xam ne nii déjà dox nañ ko ci en termes de réseau mais des na ba tey quand même branchements sociaux yi pour ñu continuer ko je pense que
jël nañ note ci loolu et que incha allah dinañ ko àggale le niveau régional pour que gouverneur man ko répercuter à qui de droit. Alors nombre de rotation yi wax nañ ko loolu moom je pense que moom it travail de terrain la rek parce que ce qui est sûr mooy que journée bi déjà luñ ko mën a gën a optimiser rek defe naa ni mooy gën donc li ma waxoon mooy dellu si il faut que mu am benn surveillance de proximité boo xam ne nii service bi moo koy def ak le comité d'organisation. lu jëm ci wàllum fañ koy sotteeg et cetera yooyu je pense que comme nañ ko daan defee te coow amul mën nañ fa jaar ba nga xam ne li ñuy sotti aussi du am benn jeexital boo xam ne nii dina am loraange ci nit ñi wala ci alam bi. Voilà foofu aussi évidemment transversalité ñu fay séentu alors contribution mairie. lu jëm ci wàllum CNO ak hydraulique extension du réseau moom it dafay dellu si ak branchements sociaux yi loolu requête la boo xam ne nii alors dafay jaadu évidemment ñu taxaw ci parce que normalement am na requête yoo xam ni bu ñëwee ren ñëw déwén waratu la ñëwati donc loolu mooy solution vraiment structurelle yi je sais que ku mel ni le ministre en charge de cette question là ku ci sensible la mais faudrait-il aussi ñu it ci suñu plaidoyer effectivement loolu mu di ko mën a xam relever compteurs yi wax nañ ko 3 jours avant 3 jours après loolu aussi dafay jaadu ci comité d'organisation bi dans les délais ñu mën a communiquer liste bi comme ça ñoom ñu mën ko teel a prendre en charge. Disons de violence la au sein des familles loolu je pense que loolu bu ngeen ko defee xalif bi ngeen di gën a dimbali parce que moom mooy médiateur social mooy régulateur social moom mooy mur des lamentations donc loolu bu ngeen ko defee véritablement préoccupation yooyu je pense moom ak délégué de quartier alors dinañ leen mën a soulager. De toute façon ñun requête bi dinañ ko def à l'adresse de SONES pour que les dispositions y afférentes soient prises. Sénélec oui Wade dégg nañ gis nañ également sa engagement je pense que ni nga ko waxee à chaque fois noonu nga koy defee ak Sénélec yamul rek ci bisu gàmmu moom bokk na ci élément Sénélec yi nga xam ne wax dëgg yàlla alors ils sont très ouverts très disponibles qui à la limite éprouvent du plaisir même à rendre service ça loolu dama ko seetlu mais nag comme ni nga ko waxee da nga am tànk fii tànk fële donc loolu moo ciy sawareef te yaa ngi koy doxal donc moom je pense que jarul sax ñu ciy taxaw engagement pris yi nga xam ni lot na ci toute façon moom dina ko relayer pour incha allah ñu matal ko mais compteurs multiples yi aussi foofu yéen tamit interpellé nañ ci fekkee ni am ngeen ay diligence yu ngeen ci mën a apporter alors ngeen c'est ok aussi très bien. Extension bi également c'est ok surtout que bon peut-être il y a un plan à définir il faut que donc en amont ngeen waxtaan ci évidemment pour loolu. Alors pour les collectivités territoriales bu ma nee collectivité territoriale nag maa ngi commune Thiès Nord maa ngi commune disons ville mais également maa ngi conseil départemental représentant conseil départemental ñi ngi may wax ni mi ngi fi mi ngi may wax ni également jël na note surtout li jëm ci wàllum centre de santé bi yéen a ngi xaar ci moom surtout enseigne lumineuse bi am na fu ngeen ko expliquer je pense que alors comprendre nañ ko embellissement quartier bi également parce que tamit il faut que quartier bi daloo bees moom it changer xar kanam pour gunge bis bi contribution yi ngeen daan def également en termes de chaises appui également au désensablement yooyu yëpp ak carburant bu doy moo xam setal la moo xam abattage chien la moo xam à chaque fois seen transversalité parce que da ngeen a bokk ci li war a prendre en charge le cadre de vie nag dafa bàyyiwul dara moo tax évidemment fi ñu leen di xaar aussi di bari mais c'est un engagement que vous avez pris
C'est un choix que vous avez fait, d'être aux commandes, hein, d'administrer, donc de répondre aux desiderata, hein, des populations. Vous avez dû vous rendre compte, avant de vous engager, que ce n'est pas une tâche, ce n'est pas chose aisée. Il faut être carapacé, il faut avoir la poitrine dilatée, hein, prêt à tout endosser, vraiment à tout endurer. Moo tax intervention bi nga xam ni monsieur le maire de la ville def na ko fi léegi bu toogoon de ci lay dàqe ndax man li mu bëgg a wax xam naa ko parce que je suis un administratif xam naa fi mu waxe maa ngi koy wax léegi ma ni le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions parce que entre la pensée et l'expression de la pensée il peut y avoir un fossé nit ki du toujours li mu xalaat la koy waxe ca nam ko war a waxe en tant que maire bu war a dagaan soxla askan bi soxla na moyen yooyu la bëgg ko ci dimbali pour mu mën ko delloowaat ci askan bi loolu rek la bëgg a wax mais xañ na nañ ko waxee moo xaw a sooxe ba nañ koy déggee ñu it déggin bu sooxe dong lay mën a doon mais man de par ma posture d'administratif xam naa fi mu waxe parce que la muy wax di impôt duggul ci poche am dafa war a ñëw pour ñu delloo ko ci askan bi taxawaay boobu taxawaayu autorité la que ñaan vraiment nit ñi alors mën a tamit di acquitté wu seeni obligation nañ ko waroon a waxee nag xañ na noonu lañ ko waxewut man bu ma ko naroon a wax dinaa ni day li ngeen ñu sant lépp dégg nañ ko te li ngeen ñu sant lépp it suñu wareef la wareef boobu ñu ko def suñu wareef nag moo tax ñu it ñu bëggoon leen a soññ ci seenu ndimbal pour ndimbal googu ñu war leen a dimbali mu nekk ndimbal bu ñoŋ maa ngi lay yéen di yóbbante ci sëñ Muniru ci nam ñu daan jàppale di waxtaan ak askan bi ci loo xam ne du ci intérêt boppam mais intérêt askan bi la mu gën cee taxawal ay ñaanam mi ngi ñëw ñi ngi koy yëg les relations moi personnellement que j'ai avec le khalife m'incline à penser mordicus que c'est quelqu'un qui comprend comment fonctionne l'administration. Il ne veut gêner personne. Il veut être au service de tout le monde. Ça, je peux en témoigner. Et je sais que lui aussi, il le sait. Mais son expression, sa parole a trahi simplement sa pensée. Ku baax la, ku am yéene la, parce que moom it côtoyé naa ko. C'est un doyen clairvoyant, très engagé. Réunion yu bari yoo xam dañ ko war a séq ak la ville moom mooy ñëw te bu ñëwee wax dëgg yàlla taxawaay bu am solo la fay taxaw donc moo tax mu bëggoon a taxaw foofu alors pour que véritablement bu ñu fi dee jógee aussi ñu xam ni alors ànd la boo xam ne ni mënta ñàkk waaw parce que muy état muy collectivité locale amul njariñu boppam rek nekkul une fin en soi dañ leen a sàkk pour ñu am njariñ ci askan bi waaye askan également moom it nay fexe ba administration ak collectivité locale di am doole bu mu koy mën a waxale di ko mën a xeexale di ko mën a yiire di ko mën a kàttanale donc wax bi alors loo noonu doomu la demee alors Thiès Nord jël nay engagement loolu également ñu di ko rafetlu surtout dotation ampoule yi loolu am na solo appui carburant bi également hein enseigne lumineuse bi également jël na ci engagement nettoiement bu jotee aussi non seulement dina appui en matériel mais personnel am également dina ko mettre à la disposition du comité pour que activités yooyu yëpp ñu mën ko def dans les meilleures conditions. Sonatel oui ñuy rafetlu également yéen it seen taxawaay je sais que le directeur régional c'est quelqu'un aussi de très engagé hein, de très sensible à tout ce que nous faisons parce que yàgg nañu am ay waxtaan loolu maa ngi koy fàttali rek démb ci CRD bi parce que askan bi daf leen a soxla da ngeen a yore loo xam ne nii man ngeen ci liggéey am ci bénéfice parce que aussi moom moo tax tamit ngeen di yëngatu mais également ngeen am ci askan bi am ci yàlla am ci te loolu gis naa ni effectivement comprendre ngeen ko
c'est ça la voie aussi. Donc recueillir ngeen de toute façon préoccupation yi point wifi bi muy pour bourde bi symposium bi, mais également pour la presse, hein, parce que presse bi aussi il faut que ñu définir leen les conditions les meilleures pour que ñoom it liggéey bi nga xam ne moom la ñuy xaar ci ñoom ñu mën ko def, hein, sans hic ni anicroche. Illimix yi également day am solo parce que ku wax comité d'organisation wax coordination, ku wax coordination wax communication, hein, ay appel à n'a pas finir, donc doon na baax kenn ku nekk ci ñoom sa portable fees bay tuuru, hein, comme ça bu leen neexee ñu mën a wax guddal. Alors autre appui également comme ni ngeen koy faral di defee rek, hein, ci événement yu mel nii. Alors lépp loo xam ne nii jàpp ngeen ni bu ngeen ko indee dina gën a taaral bis bi, alors donc bu leen ci hésiter. maa ngi wax même ndox mi ñuy naan, bu ma nee yéwén du wàññi dara, lu mel ni ci ay basang, ay satala, lépp loo ngeen xalaat ni daal bu ñëwee dina am benn valeur ajoutée ci li ñuy def, incha allah ñi ngi leen ciy xaar. nuyuwaat mbooleem ku nekk ci jataay bi di ci jiital monsieur le préfet du département de Thiès, toftal ci suñu sous-préfet bi nga xamante bii ne moo dëkk ak ñun, di leen andil nuyoo cant ak ngërëmu Serigne Mouhamadoul Mounir mi nga xam ne ci autorité am ci ndigalam la ñu ñëwee wuy si monsieur le préfet ngir ñu waxtaane waajtaayu gàmmu alxaaji Ahmad Baro Ndiéguène mu gën a siiwee ci gàmmu famille Ndiéguène. yàlla dogal na sëriñ bi bim ñu yabalee ñu ñëw itam monsieur le préfet dafa am lu mu wax ci njëlbéen gi ne li mu njëkk a seetlu ci comité d'organisation bi mooy xam ne ni ñii waxtaan nañ lu jiitu ñuy ñëw, muy lu am ndax ñun duñu umpante ak suñu sous-préfet bi ci lenn nag. gàmmu gi bu sëriñ bi wootee ne nañ ko waajal moom ci lañ ko ci tàmbalee impliqué moom. jot nañ bu baax it dina lay defal compte rendu ci famille Ndiéguène lan la ñuy tàmbalee lan la ñu bëgg. damay defe ne loolu bokk na ci li nga xam ne mooy tax liggéey bi yomb. ñu xamante ñooy daje, ñu bokk pas-pas ñooy daje, ñu bokk yéene ñooy daje, loolu mooy waral daje bi du jafe. loolu itam yàlla na ko yàlla yàggal bu baax. di la seedeel ci turu comité d'organisation bii ñu jiite naw nga xëy na ñun suñu yëgoo suñu réunion suñuy waxtaan, waaye ñun itam naw nañ bu baax nii ngay taxawoo liggéey bi yow. di la ñaanal yaag ñi nga xam ne mooy sa staff bi nga àndal, ma yorom yi mbay ci suba rek sëriñ bi mi ngi may tudd turam. réunion bi ñu ngi waroon a tàmbali 9h30 man ba 9h09 maa ngi ak sëriñ bi ci néeg bi. tudd na ma leen yéen ñi kenn ku ci nekk turam, wax ma seede yu baax ci yéen. ma ne ko ma yorom yi fan yëpp noppalawul pour lii taxaw. sopp ñoo xam ne dañu bëgg bokk ci liggéey bi ngir ñu waaj loo xam ne dañuy wax ni am na téeméeri at ak fanweer ak juróom ñaar, ñii ne ëpp na ko 137 ans. loolu lu ko am dañuy wax ne bu doon nit dañ naan kooku màgget na. daañuy dañ itam du ñuy dañ di wax ne gàmmu gi suñu maam ba mu koy def da daan defar ay ngànj, mooy ay matt yu mag lañ daan taal teg ko diggante kër gi ak zaawiya bi muy leeral diggante boobu. ñuy fanaanee jàng alxuraan ba fajar. alxuraan rek lañu mës a gàmmoo gàmmu gi ci njëlbéenam. suñu maam booba taalibe la, dooleem mooy defar cere,
defar bëy jox ko invité yi ak taalibe yi ak am di jàmm yi bu fajaree mu waxtaan ak ñoom ñaanal leen muy dox ba tàbbi ci loxoy suñuy waajur suñu maam bi mu laxasee wuy ji boroomam en 1936 maam alxaaji ahmad baro njegéen taawam alxaaji ahmad saxiir njegéen moo ko wuutu moom itam mooy waajuru sëriñ muniiru mii di xalifa bi sëñ ahmad saxiir ànd ak ay rakkam ndax suñu maam bàyyi na fi fukki doom yu góor ak ñu jigéen sëñ ahmad saxiir jiite gàmmu gi ñu koy gàmmoo ci ay jafeñ-jafeñ waaye musuñoo bàyyi ñoo mooy waral sëriñ bi bu ñu wéetee di waxtaan danaan administration bi lii mu leen di defal ñun bañ ci tolloo ku xam kër maam alaaji xam chemin de fer dañu daan wut ay fil di ko takkante ba mu nekk ba mu dem chemin de fer ñu may leen courant foofu ñu ne amul leetar dañuy dem travaux publics li ñuy soxla ci matériel ci ay tube ay marteau yu ñuy daaje foofu lañ ko daan jëli di ko indi di ko ab di ci topp itam di ko lijjanti bu baax daan nañ ko tant itam lu mu néew néew weer gàmmu gi pour man cee gàmmu sëriñ bi dafay faral di wax ne ma yéen seen chance mooy administration bi day woo service yëpp ñu toog yéen ngeen wax li ngeen bëgg ñoom ñu wax ñoom li ñu leen di defal ngeen wax ba juboo loolu mooy yombal seeni yëf mooy wane ne kon moom lii ñu ci nekk di président comité d'organisation Serigne Mouniru moo ko nekkoon bi yàlla dogalee mu nekk xalifa rakkam buñ doon wax alxaaji ahmad baro cheikhu magu Serigne ahmad mii la ñoo bokk benn wayjur mu toppoon ci moom ahmad baro cheikhu jóge fa mu jox ko alxaaji mouhamad saxiir njegéen ñu ko daan wax duudu ñun ñii ci duudu moomu la ñu toppoon ba yàlla dogal duudu laxas wuy ji boroomam mag ñi dajaloo sëriñ muniiru sëriñ abdul aziz njegéen mi nga xam ne mooy baayam ba fa desoon ñu ne useynu mii moo toppoon ci ahmad saxiir moomu te moom xam na liggéey bi kon na koy jiite ñun itam diir yi ñu ànd ak suñu mag ñi dañ daan topp seen ginnaaw di xool li ñuy def moo waral suñu njaboot gi léegi bu ñuy ànd ak ñun di ñëw xam nañ ne balaa yàgg ñun itam daañu leen bàyyee flambeau bi te bu ñu sañoon flambeau bi du wadd mukk ndax lii suñu maam moo ko sosoon kon ku ñu ciy sotle ku ñu ciy jàppale ku ñu ciy xelal ku ñu ciy dimbali ak lu mu tuuti tuuti rek suñu xol dina la jublu dina la ñaanal bu baax kon service yi fi ñëw yëpp am nañ bu baax yëg-yëg ci ñëw bi xam nañ jamono bi ni mu tare soxla yi ni mu bare am na ñoo xam ne duñ fi mën a toog sax bu ñu ñëwee ba wax la ñuy wax rek dañ leen di bàyyi ñu dem ndax xam nañ ne la ñu bàyyi ñëw fii loolu lu rëy lay doon waaye ngeen seede ne sëriñ Mouhamadul Mounir mi nga xam ne moo ñu yebal am na mbégte bu baax xam na liggéey bii lu mu demee itam ci suba gi rek bi ñu toogee mu ne ma alaaji ma ne ko waaw mu ne ma ñaar fukki at ak juróom man amatuma lu ma leen di wax xanaa ñaanal leen rek yal na yàlla jaarale ko fa mu daan jaar te jaar na fa mu daan jaar ëpp na suñu njort sax ndax ku mel ni monsieur le préfet day wax commandant Cissé mi ñoom xam nañu gàmmu gi bu baax suñu sous-préfet bi waxi noppi kon luñ ciy waxante rek ñoom mën nañoo wax suñu place mën nañoo décider itam ci place su Serigne Mounir yal na yàlla mottali yéene yi pour bañ a gën a guddal ngeen seede ne monsieur le préfet ak ñi nga àndal ci liggéey bi ñëpp kontaan nañu bu baax yal na yàlla dolli seen sutura daan nañ faral di wax itam ne gàmmu gii donte dañuy samp ay bant di ko gàmmu ñun dinañ ko gàmm am na ay kilifa yoo xam ne yu mag lañ dañ leen di wax ne gàmmu gii su ngeen ñëwee daañu gàmm su ngeen ñëwul daañu gàmm kon ku ñu ciy jàppale rek defal sa loxo rek ndax ni ñu bindoo du ñu laaj loo xam ne xam nañ ne lii mënul nekk déedéet sëriñ bi jàngaluñu loolu suñu waajur alxaaji Mouhamad Njegéen jàngaluñu loolu gis nañ ni mu daan doxale loolu la ñu yar
loolu la jàngal suñuy mag jàngal ñu ko ba ñun ci noonu la ñuy dunde kon koo xam ne ñëw nañ ci yow di la tàllal loxo na nga bàyyi xel ci ne lii ñu lay tàllale loxo ñun ñoo la ciy jiitu ña nga cee def suñu kem karta kenn ku ci nekk nag yal na yàlla may la nga def sa yéene di dalal bu baax itam ñii nga xam ne ay chef de service yu fi ñëw lañ kii nga xam ne waa Eaux et Forêts la dégg nañ bu baax li nga wax kii nga xam ne waa Sonatel la ànd ak suñu jarbaat bale di Souleymane moom itam dégg nañ bu baax li mu wax ñi nga xam ne ñoom yàgg nañ ci dëkk bi waa Sen'Eau waa hydraulique ak ñooñu xam ne suñu rakk bii ñuy wax màkk kenn ku ci nekk dafa jaxasoo ak moom it ñooñu itam xam nañ bu baax liñ ñu doon taxawee yal na yàlla dolli seen mën bu baax waa UCG nag dafa am benn adjoint bu fi nekkoon bu ñu daan wax jaaja ja ñu daje réunion ci gouvernance mu toog ci wetu gouverneur bi ci waxtaan nii ma ne ko ñun dañuy bëgg di bale suñu quartier bi monsieur le gouverneur dañuy bëgg di dajale taalibe yi xale yi dëkk ci quartier bi ñu bale quartier bi ma wax ko loolu ndànk ci suuf nii moom mu ne ma sëñ Ousseynou am na benn service bu am léegi ñooñu loolu la ñuy def c'est ça. su ngeen demee da ngeen di bind benn lettre ci turu xalifa bi su ngeen ko indee ñoom daañu leen ci jàppale ma ne ko nang ma woon yow nu ñuy bind lettre bi ma jox ko suñu secrétaire yi loolu moo ñu boole ak waa UCG xale biñ fi njëkk affecté di Ibrahima Mbaye mu def fi ay fan yu yàgg kilifa UCG bu ma sa ñëw fii ci Thiès ànd naa ak moom ñëw kër maam Alaaji tàmbalee ci Ibrahima Diagne ci Ousmane Ndaw ba ci Thiam bii fa nekk léegi ñoom xam nañ ñu bu baax seen liggéey itam rafetlu nañ ko waxuma la kër maam Alaaji mais Thiès yëpp a ko rafetlu Sénégal yëpp foo dem di nga leen fa fekk ñoom ñuy daan seen doole Sëriñ Muniru yéen su ngeen liggéeyee ba wàcc dafay wax ne man li ma gën a neex ci xale yi mooy daf ci am at moo xam ne am na benn xale mu ne moom am na bac ma nga dëkk fële ca taaxi kaw xale bu ñu wax Pape Diop mu ne waaye comme amul lu mu jàpp ñu woo ko ca jël ko ca moom day bale sëriñ bi ne leen yéen daal ay nit ñu am jom ngeen ndax li ngeen di def ne nit ko am jom moo koy def ay at ci ginnaaw rek nit ñi nanguwuñu woon a liggéey bi te kii liggéey bu noble la bu baax la kon yéen itam ñu ngi àndaat ak yéen nañu ànd woon ak yéen yal na yàlla may ñu fekk gàmmu gi ak jàmm sant yàlla bu baax bañu guddal monsieur le préfet ndax waxal nga ñu li nga wax nii yëpp li nga énuméré li nga lim li nga wax yëpp ñun nga ko waxal ñun nag remerciement sëriñ bi rek lan doon jotal wax leen ne suñu yaakaar tasul bu ñu demee ci moom daañ ko wax ne ko lañ doon séentu day fekk nañ fa lu ko ëpp ci baax ci méthode ci gindi ak it mobilisation ci chef de service yi nga xam ne ñun ak ñoom ñoo bokk Thiès yal nañu yàlla may ñu fekk gàmmu gi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu maam moo ko sosoon muy suñu ndono xëy na ñun ñooy njiit yi waaye gàmmu jullit yëpp la gàmmu Thiès yëpp la Thiès yëpp lañ ci invité yal nañu yàlla may ñu fekk ak jàmm